nekkoon fu mu 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 nekkoon. salaamaaleykum tout le monde ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte nag di leen retrouver comme niñ koy faral di defee tout le temps ci suñu rubrique bi di fu mu nekkoon tey nag suñu invité du kenn ku dul Daddy Peace ñu koy woowee peur de Macky Sall ñu bëggoon xam Daddy Peace kañ la dugg ci hip hop ak lan mooy sa parcours. voilà question bu am solo la au début je pense bi ni gën nekk tout tànk dañ teel a dugg ci mouvement hip hop. donc biñ ci duggee ñu amoon ay groupe am nañ doon jaaree ci groupe yi bien avant ñu bari di tëll mais sunu cas nag cas bu exceptionnel la parce que dañ mos a am ay possibilités pour def ay production mais boobu dañ gisoon que ni ñun talent bi ñu amoon man ak Baye Fall bi gars yi di suivre léegi tamit def reggae maam Baye Fall y avait Lay alias Gusto. donc moom actuellement mi ngi vivre en Allemagne ak soxnaam ak famille am yaa Mikey retourné en même temps presque di manager Mame Baye Fall Palino Alain Prera donc moom pratiquement mooy ki nga xamante ni dafa séddee donc bi yàlla defee ñu nekk presque groupe yu njëkk ci Parcelles di def hip hop nekk benn groupe bu doyoon waar sax te doon Extreme Clan te booy xool autant leen dem si yàlla Gibson ndeysaan bi mu daan organise ay soirée Sahel Sunset Sahel donc nekkoon nañu ci groupe yi raar yi daan jógee fii di dem bu dul ñun kase sax ñu fi daan jógee di dem donc daan nañ fa participer autant daan fa dajeek ay leer gi poos yi groupe bu leen bàyyi ak yeneen groupe yoo xamante ni vraiment ay temps de marqué seen empreinte ci hip hop jolof donc yàlla dafa def nag mu dem ba benn moment ñun ñu gis ni peut-être gars yi ni ñuy doxalee ak ñun vision bi ñu amoon bokkul donc même compilation yu ñu daan moso proposé studio Tabala bu dee libaas mi ngi suivre donc xam na Extreme bu baax donc d'ailleurs sax fa lañ daan enregistré autant nag daan nañ fa fekk ñu ci mel ne ñoom Fata ci buntu bi autant yàgg na gis gars yi di tarbiyu hip hop quoi mais ñun dañ gisoon suñu gis-gis que niñ doon doxalee dafa ëppoon niveau bon suñu gis-gis man personnellement donc ba tax proposition yi daan am yëpp man dama mos a aju bu gars yi waxee man leen non parce que ñii man gisuma leen yi def quoi gisuma ko ban vision boo xamante ne gis naa ko donc ñu teg nag suñu roxo di liggéey dem benn moment donc yàlla def Parcelles Assainies am benn rajo bu fa ubbi dem ba ci digg bi ñun bi rajo bi bu fekk na ñu créé benn structure bu tudd 18e arrondissement puisque Parcelles mooy 18e commune département Dakar ñu def benn connexion tous les artistes les rappeurs affaires yooyu et cetera ñu ngi ci woon donc par la suite ñuy def di évoluer bi rajo bi di ubbi nag en tant que organisation en tant que structure donc ñu woo ñu à la mairie Idi Niakhasso 5e adjoint maire nekkoon maire région yi donc ñu ñëw ñu capté ñu ci équipe bi ñabe man ci équipe les ban Bass ñoom ñëpp d'ailleurs ñu ngi Paris sax instant yi fa la ñuy dund donc ñu nekk ci automatiquement nag man ñu capté moom nekk ci rajo bi. ba par la suite bi yàlla defee am rajo ñu gérer hip hop bi donc liggéey ji def ci lu uteeg li nit ñi di def parce que sénégalais en général nit ñi doon xam ni le sénégalais du créer day copier. ñu nag ma tegoon émission bu tudd Fight Like Hip Hop te je pense que ñu bari fii Sénégal ñu bari jaar nañ fa képp koo xamante ni nit ñi ràññee na la ci mouvement hip hop bi jaar nga ci sama émission def nañ émission te tamit bi nga duggee génn xam nga ni émission la bu uteeg émission yi nit ñi daan dégg ñu daan amee Jàppo FM 90.0 autant donc yàlla def na nag après par la suite des animateurs hip hop ci mel ne Pape Gueye bu nekkoon autant Oxygène après mu nekk Sen TV
ku mel ne Exades nga xam ne kenn du ko présenté kenn ñoom Bambino et cetera ñu teg benn association boo xamante ne mooy gérer musique hip hop la musique urbaine juste pour bañoon corruption bi nga xamante ni moo daan am ci rajo yi autant les animateurs pour ñu dawal sa son foog artistes yi di dégainer xam nga pour ñu dawal ko donc ñu toogee waxtaan ba gis ne lii nii lu war a mën a dañ la donc ñu toog nag waxtaan ci ay ñoom la may seen ak et tout affaire yooyu yëpp donc ñu bokk association bi di ko def man maa doonoon trésorier bi d'ailleurs sax sama bureau lu ëpp ci fin bi liñ daan réunir Bambino ak gaa yëpp donc ñu nekk ci liggéey ba hip hop bi am benn niveau bu album daan génn dañuy toog ñu audité ko ñun ñëpp bu gaa yi defoon remarque au temps 2007 8 9 10 donc bu gaa yi defoon remarque bu baax a baax gis nañ ni gaa yi doon promouvoir hip hop bi dafa ute woon ak léegi ak bien avant parce que boobu dañuy toog ñu audité jël single bi nga xamante ni moom lañ ciblé pour def promo bi bu ko defee ñëpp dañ koy tegandoo seen émission yi doon vraiment liggéey boo xamante ni liggéey bu amoon solo la. par la suite yàlla def nag ñun suñu rajo bi nekkoon amoon problème ak mairie bi ak ONG bi puisque rajo communautaire la woon bon mu tëj man nag ma xaw a teggi sama tànk bon amoon na sax ay démarches yu amoon mais wax dëgg yàlla après gondeetuma woon quoi par la suite nag ci la duggee ci leneen loo xamante ni politique la donc ma nekk ci di def ay œuvre nag quoi di def ay œuvre boo leen seetloo en 2016 son bi président Macky Sall defee campagne nous disons oui bi maa ko def avec le rassemblement des artistes républicains donc man maa ko def ak Maïssa ak Koukou donc ñu def ko président campagne ko meeting de clôture bi ñu yéegandoo ci scène bi def lu artiste mosul def ci àdduna un président de la république bu yéeg avec ses artistes ci kaw scène def meeting de clôture affaire bi nice am doole rafet donc ay détails yu bari yoo xamante ni jot nañ ko exploité ci musique ba pare fësaluñ suñu jëmm pour def suñu promotion bopp mais dañ doon liggéey pour gëm-gëm gi nga xamante ni peut-être mu ngi ci ñun engagement bi ñu am envers notre parti parce que ñun ñoo engagé wu pour doon ay républicains donc ñu ci bay suñu waar selon li nga xamante ni moom la ñu xam. mooy suñu métier mooy musique donc ma def parenthèse dellu siwaat bi ma nekkee di def rajo nag bon amoon naa club boo xamante ni presque y avait 300 personnes président bi dañuy gisee ba tey jii may wax ak yow parce que samay œuvre sax lu ci bari ci moom laa koy waxtaanal ci moom la ñuy toog ñu déggoo ci donc club boobu récemment nag maa ngi ko bëgg taxawaatal parce que bi ma décidé def sama album slow donc ci laa commencé waatee nag di ci waxtaan ak gars yi benn di récupérer waat club bi nga xamante ni yoroon naa ko parce que organiser woon nañ de sorte que chaque dimanche dañuy dem benn kër kenn aye ñu dajaloo fa ñun ñëpp ku ci nekk am lu mu ko jàppalee ñu def caan def ay gerte waree ba fataaya yéen a ma gën a xam. donc juste pour yaatal pour tamit maintenir li nga xamante ni moo nekkoon suñu force donc Dia Faye lancé naa sama album slow maa ngi ciy nànk-nànk maa ngi ci nekk nànk-nànk donc yàqamtiwuma ko parce que dañ bëgg génne loo xamante ni buñ ko génnewee Sénégalais yi dinañ xam ne musique amatul mais mi ngi ñëw parce que musique boo xoolee léegi yàqu na Sénégal musique yàqu na ku tëb way respecté wu norme musique joxuñu cër musique dañ bëgg way juste pour am succès pour nit ñi dara te or que musique du loolu musique gëm-gëm la day nekk ci yow musique da nga koy dund musique bu nekkul ci yow da nga koy sacrifier te Dia Faye que ñi nga xamante ni ñoo gëm musique di ko dund ñu ci bari génn ñu instant yi pour ni gars yi stop parce que dafa jot pour Sénégal nag ñu teg ko ci yoon parce que lii fi nekk bu yàggee rek dina dem sax ba nit ñi dootuñu joxati kenn kuy def musique cër
liy waral loolu mooy golo bu jug rek ngeen baal ma ci wax ji golo bu jug rek gàddu micro ut sabar ut tama dem studio fay sa weccit enregistré dem ci benn milieu bu ndaw sa waa koñ ak affaire yooyu dar la nga nekk fa di def du n'importe quoi ba tax na musique amatul valeur dafa jot ñu segg ko ñu segg li nga xamante ni mooy li ñu moom ñu segg li nga xamante ni mooy suñu musique di respecté ñi nga xamante ni dañ koy def ku ci mel ni exemple bi may joxe benn nit ñaar ñoo xamante ni vraiment ni ñuy dundee musique man daf ma gondi parce que dafa mel ni man ni ma koy dundee ñoom noonu lañ koy dundee muy faare froy yi ak ndongo daara ji fan bi donc ma jox leen cër am ci ñoom respect boo xamante ni vraiment aw ma ko ci artistes yu bari donc bu loolu weesoo nag hip hop yi déconnecté naa ci lu bari déconnecté naa ci mais instant yi game bi moom dellu si naa ci parce que maa ngi ci beneen couleur boo xamante ni du yàgg dara di ngeen ko gis di ngeen gis lu uteek la nga xamante ni mooy li fi nekkoon. Dadi moom naka lay dundee weeru koor gi surtout ak confinement bi ak Covid-19 bi lëmbe réew mi actuellement ba méttiwul trop. waa koor gi moom dañ koy dund moom rek ni ko li ñuy di dundee mais rawatina bu ren bi dafa xaw exceptionnel donc ren moom en plus ak confinement bi donc koor gi moom je pense que ak feebar bi fi mu ne nii dañuy daw mbedd bi je pense que suñu temps li ci ëpp dañ koy toog ci sijaada bi yor suñuy kurus donc ñaan yàlla tamit musiba bi nga xamante ni mi ngi fii di mbas bi yàlla jële ko fi d'ailleurs sax ma profité rek répondre ci beneen question bi ma wax voilà ñu ngi ci sensibilisation bi ñu ngi ci sensibilisation bi ci feebar bi nekk ci dëkk bi d'ailleurs def nañ ci vidéo boo leen seetloo chaque jour que Dieu fait presque damay joxe kii comment dirais-je dama ci di divulguer information yi nga xamante ni ministère da koy génne communiqué chaque jour di ci def ay post di def ay photo monté ko tamit di sensibiliser nit ñi lépp li nga xamante ni rek dina mën a jariñ askan wi pour feebar bi wàññeeku baa mu jóge fi ba faw ñoo ngi ci def nañ ci son def nañ ci clip vidéo def nañ ci lépp d'ailleurs sax di ngeen am clip vidéo bi voilà bu loolu weesoo nag man maa ngi rafetlu bu baax seen émission seen badaxal maa leen di siyaar bu baax a baax di leen jaajëfal di leen ñaan yàlla rek ngeen yokk rek ba yëg jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci Daddy Peace, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était votre rubrique fu mu nekkoon ñu ngi leen di jox nag dig daje beneen yoon ak beneen invité. fu mu nekkoon. 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 fu mu nekkoon.